Bonsoir chers téléspectateurs asalaamaaleykum mbokk yi xëy di safoo télévision Futur Média di ko seetaan tous les jours bëgg ko ci seen biir xol yéen dañuy nuyu ku ci nekk ci turam ak santam. Alors comme ni ñu koy defee tous les mardis bienvenue dans votre émission préférée L'Oeil du Tigre min ngeen L'Oeil du Tigre xam ngeen ni 2018 dañu ñëwaat avec énormément de changements ak énormément de mbir yu baax yoo xamante ni fii rek ngeen ko mën a amee ci télévision Futur Média. Alors L'Oeil du Tigre tendance bi nga xamante ni moom la indi toute nouvelle touche bi nga xamante ni moom la indi ñu ngi koy woowee Sen Champion présenté par le meilleur des animateurs, présenté par animateur bi nga xamante ni il est aimé, adoré de par sa classe. ku dul animateur bi nga xamante ni il fait rêver, animateur bi nga xamante ni soo koy seetaan sa xol day naat, animateur bi nga xamante ni ñépp ko bëgg adoré ko de par sa prestance et de par sa classe, Boubacar Diallo. Salaamaaleykum su ma doon tubaab damay kii nu mu tuddati damay rougir. da ngay rougir. waaw heureusement ba nit ku ñuul mais comme damay xam. non doo xam yow. mbaa yaa ngi ci jàmm. maa ngi sant bu baax bonne Boubacar. année beaucoup de santé. merci beaucoup jàmm à toi xewal ak pareillement. sutura. amiin amiin yokkute. amiin atum 2018 yàlla defal Sénégal sutura. amiin xam nga surtout sutura ci la lépp ci la lépp nekk di nga am xaj. jàmm am salaam am diine am xewal. am bonheur am yokkute am amour. am wér am bonheur am harmonie avec monsieur. Amiin inchallah. Merci beaucoup Boubacar. Alors comme ni ñu ko présenté dañu am une toute nouvelle rubrique boo xamante ni dafa laaj ñu déplacer ay kàngam dafa laaj ñu déplacer ay ndaanaan dafa laaj ñu déplacer les meilleurs experts dafa laaj ñu déplacer képp ku nga xamante ni xam-xamam dafa màcc bu baax a baax ci suñu sport national muy la lutte di làmb ji dañuy daal di déplacer invité la ci seen champion Boubacar posé la ay questions yoo xamante ni du nee nga da nga xam làmb du nee nga da nga miin làmb du nee nga moom nga bëgg ci sa biir xol dañ xool ndax questions yooyu mën nga ko tontu wala mënoo koo tontu mais comme ni ñu koy defee toujours dañ ciy àndandoo ak le meilleur consultant dañ ci àndoo ki nga xamante ni dafa nekk ndaanaan yàgg daan yàgg mën li nga xamante ni moom lay def ba pare ñëw ci plateau bi di nga ko décortiquer de A à Z muy Moustapha Gueye. alors dañuy xam ni que benn nit kase dafa nar a metti ci moom pour mu dana nekk expert bi nga xamante ni mooy càmbar lépp luy xew ci biir L'Oeil du Tigre moo tax ñu daal di indi tey ki nga xamante ni mooy suñu tonton di suñu papa Birahim Ndiaye ñu secondé ko. alors comme ni ñu koy defee chaque émission dañuy tànn ñeenti ndaanaan wala ñu tànn benn ndaanaan ak groupam donc tey dañu tànn benn ndaanaan boo xamante ni bu ci kanamee dinaa ko bàkk dinaa leen wax kan mooy spécial ki nga xamante ni moom la ñu invité tey ci biir seen émission L'Oeil du Tigre waaye nag émission bi du ñun dong ñi nga xamante ni ñoom ñoo ci bokk dañu bëri donc dama bëgg mention spéciale ak ki nga xamante ni moom mooy le producteur ki nga xamante ni moom moo boolee lépp tënk ko muy ki nga xamante ni mooy tonton Mbaye Fall. nuyoo spécial la ñuy commencé jagle ko ñi nga xamante ni moom mooy suñu sponsor yi ci lu ñu nekk dañ ciy nekk à 100% ñooñu bu ci kanamee ba ñu wan leen seen spot publicitaire dinaa leen bàkk ku ci nekk ci ñoom wax leen njariñ bi ñu am ci suñu société bi wax leen gunge gi nga xamante ni ñu ngi koy gunge et c'est sans faille muy Bici et Motorola. tout de suite Boubacar ñu daal di jàlle ci sommaire bi wax mbokk téléspectateurs yi ñuy seetaan li leen dara xaarandi. mu ngi wuyoo Naaru Sogas dëkk Pikine ginnaaw raay mu ngi fekk baax Ndar ca Saint-Louis bokk tamit ci écurie xam sa cosaan mbër mi mën a bàkku lool bokk tamit ci ñi nga xam ne xam nañu nu ñuy def ngir mën a bëggal seeni amateur Naaru Sogas di fàttaliku bés bu nekk cachet bu njëkk ñu xayma ko ci 40 000 francs loolu mu gisoon ne ab ñaax la rek ngir mu gën a farlu ci liggéeyam. Naaru Sogas di wuyoo bi li tur parce que nee na nag moom naar la mu ngi liggéey fi nga xam ne terrasse tur woowu mu taamu ko rek ngir bëggal ay amateuram fësal tamit ci askan bi mu gën a bokk. Naaru Sogas am fukki combat ak juróom-ñaar loolu tamit di wane na rek bokk na ci ñi ñu gën a bàyyi xel ci làmb ji jamono ji saa su nekk mu ngi def kem kàttanam ngir gën a yóbbu làmb ci kanam. Ambulance bu Thiès. di doomu Thiès bokk tamit ci écurie bëgg sa waajur moom ambulance bu Thiès dugg ci arène bi ci atum 2010 mu ngi fàttaliku saa su nekk adversaire am bu njëkk di 12-7 cachet boobu nag mu amoon ci 70 000 francs moom tamit mu gis ne loolu dafa ñafe rek ngir mën a am lu ko raw tey. ambulance bu Thiès am na fukki combat ak ñett am ci ñetti défaite ak fukki victoire loolee di fësal taxawaayam ci biir arène bi moom tamit taxaw temm ngir fexe ba amateur
yi ñëw di ko seetaan si mën a kontaan ambulance bu Thiès ne làmb da ko bëgg ci xolam. Diam Terry numéro 2 moom mi dugg ci arène bi ci atum 2012 mu ngi am fukki at ak juróom-ñett moom mi cosaanu ci Jandeer am fukki combat ak ñaar am ci juróom-ñeenti victoire ak ñetti défaite moom mi nag jàpp na ne cachet bu njëkk 100 000 francs la moom mu ngi bokk ci écurie Falaye Baldé moom saa su nekk jàpp ne kooku ab royukaay la ndax ku nekk ci boobul écurie war nga fas jom ba yóbbu sa tur fu sori ci biir làmb ji. Diam Terry numéro 2 saa su nekk moom tamit mu ngi roy ci ay màggam ngir mën a am ay ngoon yu ñu rafetlu ci biir arène u Sénégal. Naaru Sogas maa ngi lay nuyu. waaw waaleykum salaam Boubacar Diallo. ba yaa ngi am jàmm. waaw maa ngi am jàmm bu baax a baax. mais man boo deful grand boubou dama lay jaawale bu grand boubou bi ñëwul. waaw mais xam nga rek làmb la quoi après làmb moom. personne bi mais xam nga bu ñu daje woon man yaay sama mbër te bu ñu dajee si mbedd mi du ma la xàmmee. mais waaw loolu moom wóor na quoi. dañ def grand boubou bi. amul benn problème day tax problème. mais dañuy wax ni ragal du jéggi raay yow foo dëkk. ginnaaw raay laa dëkk. mais ragal du jéggi raay Fama. tàccu leen loolu alors. alors Fama ñu ànd ndoog ambulance. ambulance boo ko déggee mooy pipon. pipon sëñ bi na nga def. waaw Boubacar Diallo maa ngi lay fay. mbaa yaa ngi am jàmm. am jàmm bu baax. mais ambulance yow noo sant pipon. man sant Pipon de. mais ambulance normalement pipon nga war sant wala nga sant pipon pip. waaw Pipon pip laa sant. pipon pip nga sant. Fama. maa ngi nekk ndoog Papa Mbaye. Papa Mbaye. maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay di jëm. Papa Mbaye yow yaay entraîneur u Modou Lo. Juumo. non juumuma de Papa Mbaye mi mooy entraîneur u Modou Lo. ok lu tax nga yaakaar ni dama juum. non mais parce que je pensais que les entraîneurs dañu waroon toll nii quoi. loolooy li jaaxal ñëpp. loolooy li jaaxal ñëpp. ah ok Papa Mbaye noo mënee toll nii nekk ci kili ba pare bëgg a entraîner Modou Lo. un géant. ay fem la. ay feem la de. ay fem la ak ay façon. mel na ni entraîneur ba ma gisoon Amérique. ah nu mel mu tuuti te ku ñëw mu dóor la. gars yi ma ñëw ne leen waa lii nu mu mën a nekk ñu ne ma no touch. kii maanaam bu ko laal. maa ngi kontaan Papa Mbaye. ñoo ko bokk di nuyu bu baax a baax Diam Terry. ba yaa ngi am jàmm. waaw ngi sant yàlla bu Diam foo dëkk. man maa ngi dëkk Jandeer. Jandeer. waaw yow waalo waalo nga. non non lébu la. lébu nga. waaw ab lébu pire. ab lébu pire. ah jaraaf Andoy mooy sama pap. waaw déggal mais nag dama am benn question kol pour yow mais lan moo tax lébu yi doot ñu lekk jën. lébu yi duñ lekk jën. waaw ah lébu yi dañuy lekk jën. déedéet lépp ma mujjee gis. mu ne dañaa sonna dañaa lekk jën suba lekk jën ngoon lekk jën guddi lekkatuña léegi ginaar la ñaa lekka ko d'accord nga ak man. ah waaw dañoo dëkk ak jën yi rek looloo tax ñu doyal si jën yi. bëgg ginaar waaw. ginaar baax na de ah. ginaar waaw c'est vrai. Moustapha Gueye la wax ci loolu. Moustapha yore sa micro ma ne loo wax ci loolu. waaw xam nga nag booy xool te lébu bi. dëkk ci géej gi maanaam di ci xëy di ci gont. waaw dañuy dem peut-être comme ni ko expliqué jën yi sàppi leen. waaye te ginaar nag mbër muy préparé combat nag mel ni boo boolee ginaar añ def reer poisson ngay alterner ñaar yooyu di nga am protéine yu bari macha allah. mais papa Birahim maa ngi lay nuyu mais papa ginaar baax na de parce que lébu yi tamit dëkk ci jën tamit chaque jour mënul ne de. waaw jërëjëf ma auzu billaahi mina shaytaani rajiim bismillaahi rahmaani rahiim rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisaani yafqahu qawli. maa ngi lay nuyu Boubacar. maa ngi lay fay di nuyu Baye Fall di nuyu mu ñu fi teew ñëpp. di sama doom yu mbër yi ak sama rakk yi ak sama jarbaar yi maa ngi leen nuyu yéen ñëpp. ndeysaan ak di nuyu ñi ngi seetaan di leen ñaanal jàmm ak xéwal waaw. comme question boobu nga ma posé nga ne ma ganaar ak jën. ak gën. waaw waaw yëpp a baax. dëkk ci ginaar rek. tamit taxul te taamuñu ko. waaye dëkk ci jën it taamuñu ko moo tax comme ni ko Moussa wax ngay varié ñaar yi. boo laalee bi tey ngoon bu subaa nga laal bi loolu moo baax. mais mbër mënee nag cere lu bari de. waaw mbër moom xam nga lan moo bon ci moom. ñàkk lekk ñàkk regg. mbër. dafa ko di lekk ba suur ak lu mu mën a doon rek na suur. xam nga li bon ci mbër. xiif rek a bon ci mbër. li ma lay wax kay téere la booy. waaw xiif moo baaxul waaye mbër bu fekkee entraîné lekk ba suur. waaw. rek baax na ci moom. maa la ko wax lekk nag
taamu nañ ci boo amee bu sa poche diisee nga lekk ganaar wala nga lekk plat yu baax loolu plat bu baax lu baax la. boo ko mënee am. mais soo ko mënul am daal. de lekk ba suur rek loo mën a am it na lekk ba suur rek. lekk ba suur rek a baax ci mbër. mbër na yàlla Boubacar xiif rek kay noonam. mbër xiif mooy noonam. mbokk yeeg xaritu téléspectateurs yi yéen a ngi ci seen rubrique Sen Champion alors ni nga xam ni noonu la ko Fama Thioune waxee ñu daal dugg ci Sen Champion mais Fama di nga am ay artistes yoo xam ne dinañu wuy si ci L'Oeil du Tigre. 2018 bi mënuñu ko commencer sans pour autant bañ a wax ci waxu amour moo tax tey suñu choix dafa porté ci koo xamante ni moom dafa bëgg yëfu mbëggeel moom. ndeysaan kooku dafa bëgg yëfu love kooku lu muy way ça tourne autour de l'amour et de la paix donc tey dinañ am benn ndaanaan boo xamante nañ fekk fii ci plateau L'Oeil du Tigre day xale buzz man dama koy woowee xale chocolat day xale boo xamante ni macha allah instant bi mu ngi def buzz bu extraordinaire fii ci internet bi ak ci Sénégal yëpp mu ngi tudd Mbathio Ndiaye. oh borom photographe photo dina doyal kon tey ci photo yi. waaw kon photographe yaa ngi fi appareil yaa ngi fi téléphone yaa ngi fi dinañ ko photo ci kanam tuuti merci beaucoup à la banque Bicic merci beaucoup à Motorola qui nous accompagne et justement ce n'est qu'un début alors je pense que c'est terminé pour le sommaire. Je voudrais d'abord attaquer ki nga xamante ni tey mooy invité spécial bi. invité ñi nga xamante ni ñoom moo leen di tëggal làmb. muy un très grand monsieur. c'est que dafay koo xamante ni c'est une personne tellement remarquable. liggéeykat. boo xamante ni li nga xamante ni moom la njëkk a bëgg. déjà mu ngi dëkk Thiès. sama mbokku Thiès waala. li nga xamante ni moom fi mu dëkk ci Thiès mu ngi tudd Grand Standing de Thiès fa la dëkk. plat bi mu gën a bëgg nag mu dafa bëgg ginaar xam naa di ngeen ko kii. da ngeen ko sentir sànq. Fama ku bañ ginaar ku bañ ginaar en tout cas moom ku bëgg yaa sa ginaar la. précisément alors lutteur am préféré mu ngi tudd Manga 2 Manga 2 daal la bëgg ci biir xolam. moom nag commencé na nekk promoteur depuis 2002 l'an 2002 la commencé. nekk li nga xamante ni moom mooy promoteur bu mag bu ñu ràññee bu ñu jógee ci loolu sport bi mu gën a bëgg du làmb ji de laaj ma ban la. ban la football la. football la gën a bëgg. football lay mooy passion am. bu ñu jógee ci loolu li mu tëgg ci ay combats ëpp na une dizaine donc tëgg na pas mal de combats jàppale na pas mal de jeunes ñu wane seen bopp nekk ay champion fii ci biir réew mi. bu ñu jógee ci loolu nag nee na combat bi nga xamante ni moom moo ko gën a marqué muy combat Eumeu Sène ak Gris Bordeaux nee na combat bu moo ko dàqal ci combat yi mu seetaan. waaw gis nga. bu ñu jógee ci loolu nee na bëgg na tëgg li nga xamante ni mooy combat wu Modou Anta fas yéene jàkkaarloo ki nga xamante ni moom mooy Ama Baldé. nee na tenir na ko trop à cœur te bu sañoon tëgg ko. bu ñu jógee ci loolu nag ñu daal di jàll ci li nga xamante ni moom mooy métier bi mu exercer. en dehors de la lutte moom nekkoon na opérateur économique dans l'immobilier maanaam conseiller commercial la woon dans l'immobilier ci loolu la doon def. donc tey dañuy daal def focus spécial ci nga xamante ni moom la ñuy woowee Sidi Diakhaté un très grand promoteur. Sidi Diakhaté Kabayeri ñoo ngi koy dégg ci rajo bi fu ñu toll ñoo ngi koy dégg aussi à la télévision di waajal aussi maanaam ay combat de lutte yu mag nekk koo xam ni it nit ñi jox nañ ko cër mu nekk nag koo xam ni it dafa di ku taxaw Youssou Ndour yàgg taxaw ci wetam yàgg koo jàppale tey bu ñëwee fii ci Sen Champion boo xam ne dañ koy diffuser sur la TFM du ñu jaaxal Fama Thioune dañ ci bëgg. alors c'était ça le sommaire je te laisse enchaîner ak Sen Champion. Merci beaucoup Fama Thioune qu'on applaudit s'il vous plaît très chers invités merci beaucoup et là de la classe aussi beaucoup de présence très jolie et puis une très belle fille Fama Thioune. mbokk yeeg xaritu téléspectateurs yi yéen a ngi ci seen rubrique Sen Champion ma am ñaar ñoo xam ni ñoom ñoo may gindi ci bu fekkee ni damaa gag waaye bu dee gagguma tamit damay àndandoog ñi nga xam ne ñoom ñoo di suñuy gan tey maa ngi àndandoog Naaru Sogas àndandoog ambulance àndandoog Papa Mbaye àndandoog Jamteer yi jàpp leen que ni dama leen di poser ay question yi ma leen di poser bu dee xam nañu ko am nañu réponse bi dañuy bës bu ñu bësee bu ko defee mu buzzer bi daal di sonné bu buzzer bi sonné ki nga xam ne trouvé na ko mu am fukki poñ bu ko trouvé wul ñu daal di jàll loolu mooy doon première manche bi nag dina dem ba fukki laaj bu génnee ci fukki laaj daañu ñëw ci ay bàkk ñu tegal leen ay bàkk boo déggee bàkk bi di nga ne waaw kii bàkku Moustapha Gueye la wala bàkku Mbaye Gueye de Tigre de Fass la wala bàkku Gris Bordeaux wala bàkku kan la buñ ca jógee daañu leen tegal kii kan la daañu jël ay
maanaam ñoo xam ne dañoo nekk ci làmb ji wala sax ay célébrité teg seen photo waaye dañuy nëbb kanam gi ñu seet ndax yéen di ngeen leen mën a xàmmee bu baax a baax a baax buñ ca jógee nag soog a jàll nag ci li nga xam ni moom moo di ay yeneen i laaj ba noppi it daal di ñëw Moustapha Gueye daañu defal jël bi incha allah ci kanam tuuti lay doon mbokk yeeg xaritu téléspectateurs yi yéen it mën ngeen a participer fa ngeen toog ñu daal di jàll ci laaj bi nga xam ni moom moo njëkk jamteer yi noppi nga pare nga Papa Mbaye pare nga ambulance pare nga Naaru Sogas pare nga Moustapha Gueye Papa Birahim kon nag arbitre sifflé na prix ñu jàll ci première manche bi manche bu njëkk bi laaj bu njëkk bi ñu ngi ko tuddee kii kan la ci kii kan la yooyu damay dem wax leen maanaam jox leen ay indice yéen ngeen jëm ko trouver man dama di ku jigéen koo xam ni man arbitre làmb te dëkk ca département de Thiès maa ngi toll ci ñaar fukki at ak ñeent di peser 60 kilos dama yaakaar ni làmb environnement bu sain la nit mën na cee dugg tedd ci def ci lu baax wax ci lu baax teral ci ay mbokkam teral ci boppam man dama nekk major ci sama promotion ca CNEPS bu Thiès spécialiste la ci gymnastique man la kan waaw jamteeri ay na kooku ku jigéen la ku jigéen la jamteeri ku jigéen la waaw ku jigéen la koo xam ne day arbitrer làmb ndax Moustapha Gueye xam na ku jigéen kuy arbitrer làmb koo xam ne ma nga Thiès xamu leen ko de papa yow tamit xamu leen ko kenn rek la ku jigéen la ku nekk Thiès kuy arbitrer làmb kooku nag dafa di koo xam ni dañu ko ràññee lool mi ngi tudd Ndeye Siga Soumaré Ndeye Siga Soumaré arbitre làmb bu jigéen la boo xam ni ma nga nekk Thiès ba noppi nag dafa def loolu nga xam ni moom moo di CNEPS bu Thiès génn jàpp forme lool di professeur gymnastique ñaareeli laaj bi ñu ne kii mbër la woon doon sapeur pompier mi ngi génn àdduna bi muy am 90 ans te ña ngi ko denc Thiès moom moo créé ASC Étoile bu Thiès école de lutte Landing Diamé Landing Diamé ci boppam am na fukki poñ tàccu leen ma ambiance kon nag gaañ ñi da ngeen di concentré wu bu baax a baax xam nga ba loolu concentration rek la laajoon kii da di communicateur traditionnel boo xam ni ñëpp dañ ko ràññee ci réew mi ma nga doon liggéeyee ca RTS Boubacar bii di tàkk ambulance moo tàkk la ambulance Boubacar ambulance daanu nga bàyyi ma continuer moom animé na ci ay at yu bëree bari benn émission bu tudd sport de chez nous àndandoog feu El Hadj Tafa Ndiaye waaw Naaru Sogas Alaaji Moustapha Ndiaye. déedéet moom ak Alaaji Moustapha Ndiaye ñoo doon ànd waaw Papa Mbaye waaw El Hadj Mansour Mbaye moom tamit am na fukki poñ noonu la sax Papa Mbaye ak Alaaji Mansour Mbaye dafa ànd Mbaye ma caaka di ko nuyu bu baax a baax te di ko ñaanal atum jàmm kii da di promoteur de lutte mi ngi dëkk Mbour tey gunge actuel roi des arènes depuis ci carrière am tàmbali ba léegi waaw ambulance lii Nicolas déet kii bés moo wax waaw waa di Naaru Sogas Luc Nicolaï. Luc Nicolaï am na fukki poñ yow tamit Naaru Sogas am na moom tamit fukki poñ kon nag teel nañoo séddale kon nag ñu daal di jàll ci beneen laaj boo xam ni mooy gën a jafe waaye ba tey ci kii kan la kii moom moo jël drapeau Aïda Mbodj bi nga xam ni Assane Ndiaye moo ko organisé woon ca stade Demba Diop le 12 mars 2017 kookan la Ama Baldé. déedéet waaw ambulance déedéet waaw bàyyi leen ma ñëw ma yeggali kii moom moo jël drapeau Aïda Mbodj ba Assane Ndiaye organisé woon ca stade Demba Diop le 12 mars ñett ñi kan la ci diggante Thiat Modou Anta ak Zarko waaw Jam Téeri Modou Anta tàccu leen ma Jam Téeri waaw sama expert dafa mel ni yëf yi moom daanaka
daanaka dafa ku ne fukki poñ nga am. Jamteeri fukki poñ Papa Mbaye fukki poñ ambulance fukki poñ Naaru Sogas fukki poñ. kenn yóbbulu ko sa morom. kenn yóbbulu ko sa match égal dañoo yem dañoo yem booy xoolaat ndax xam naa question yi nga posé tamit question la yoo xamante ne tombé naa ak seen génération yaakaar naa ñu ci gën a concentré wu nag soo moytuwul ñooy jël li nga xamante ne mooy gañ bi. Papa gars yi dañoo tolloo de dañoo tagga témbe ñoom ñëpp kenn yóbbulul kenn sa morom dafa mel ni ñëpp am concentration. waaw noonu la comme xam nga mbir mi bu fekkee ñoom comme ni ko Moussa waxee seen génération la. am na ci ba dañ ciy bàyyi xel. am na ci ñoo xam ne nag fàtte nañu sax seen i combat. yi ñu bëri woon dañ koy fàtte. loolu ça arrive quoi. mais ku ci gën a di gëstu ñii dañuy seetaan ñii dañuy fekkee combat yi ñenn ñi dañuy suivre suñu làmb daal mën nañu am daal am na ci ñoo xam ne ku ci bàyyi xel ci li passé man nga jàpp ci yu bari quoi. parce que question yi tamit yaa ngi koy posé mais difficile lu noonu daal. dëgg la difficile agul. difficile agul ci kuy bàyyi xel ci làmb. kuy bàyyi xel ci làmb difficile agul waaye nag ci kanam tuuti boobu rubrique kii kan la rek des na yeneen jàpp ni ki nga xam ni moom moo nar a gagné tey jii dañuy dem bisik ca banque ba nga xam ni moom moo nekk foofa ca VDN ba ubbil ko fa loolu nga xam ni moom moo di compte ndaxte dañu ne sénégalais yi du ñuy denc lu bëri ñu leen di encouragé ñuy def épargne ubbil ko compte d'épargne ñu defal ko ci 50 000 francs jamuñu foofu Motorola daal di ñëw di ñu gunge Motorola daal di nag dafa yëkkati benn téléphone portable Moto C bi nga xam ni ñëpp dañ ko bëgg mu nekk à la page lool daal di koy jox tamit ki nga xam ni moom mooy gagné kon nag gaa ñi nañu góorgóorlu bu baax ñu jàll ci laaj bi ci topp kii mbër la boo xam ni nee na mi ngi bokk ci écurie Pape Diop Boston nee na lu ëpp ci carrière am mi ngi ko def ci écurie Pikine Mbooloo foofu sax daan na fa nee na daje na fa ak ay champion yu mag yoo xam ni ku mel ni Ndiaga Diop ak kook nga xam ni moom moo di Baba Diallo nee na moom moo dóor su lay dog par kaw waaye nee na moom it dañ ko kawote ba mu dajeeg Maam Njambaan Papa Mbaye kookan la. Cek dëgg la Papa Mbaye ma yeggali question bi mu ne man tamit dañ maa kawote ba ma dajeeg Maam Njambaan ñi ngi ma gën a ràññee ma nekk garde du corps benn international de football bu célèbre boo xam ni ma nga tàmbale woon football ca Racing Club de Lens jeexale Liverpool qui suis-je maanaam mën a kan mën a Cech le grand lutteur ñu jàll ci beneen laaj kon Papa Mbaye mi ngi tàmbalee détaché wu alors ñu ne man dama di révélation wu CLAF bu Gaston Mbengue ci atum 2006 maa dóor Balla Diouf Issa Pouye Boy Sey Bathie Seras jamteeri kookal la Modou Lo. déedéet du Modou Lo Tapha Faye. bii mooy tàkk Papa Mbaye kookal la Zos. Zos dëgg la Papa Mbaye ma ngay dem moom moo dóor Boy Sey Bathie Seras ba noppi it ma nga juddoo te màggee Parcelles Assainies moom kat moom mooy membre fondateur u Rock Énergie la waaye ba noppi daal di fay génn daal di dem créer écurie Dóor Dóoraat moom moo am loolu nga xam ni moom moo di slogan bi ñuy wax Dóor Dóoraat sos sosaat ñam ñamaat man la kan man la Zos jërëjëf Papa Mbaye am na 30 points ñu jàll ci laaj boo xam ni xam naa ni du jafe kii mbër la waaye dafa am slogan boo xam ni dafa siiw lool diggante ñaari mbër yi di Bombardier ak Tapha Tine kan moo ci moom slogan takk ci ripp ambulance Tapha Tine moom takk ci ripp naka la ñuy defee takk ci ripp sax waa kër Papa Seck nuñ koy bàkkoo am na lu ñuy wax de ci takk ci ripp bi ah taj temps yow demaatal ma xool taj temps la kay xaw moon tax moom la taj temps ba laa fàtte woon taj temps ba laa fàtte woon ah mbokk yi ñu ne ci biir kii kan la ba tey fii fan la dañ ne kii kan la waaye dañ ne fii fan la fii fan la dañoo tànn benn site boo xam ni foofu la ñu war a def arène nationale bu bees waaw jamteeri Technopole dëgg la dañu ne diggante Grand Yoff Mariste ak Technopole fan la fa arène nationale bu bees bi nekk arène nationale bu bees bi mu ngi nekk Technopole ah balaa may jeexal
ci laaj yooyu nga xam ni kii kan la àndal ak fii fan la ñu ne ban année le Sénégal am indépendance ci ñetti date yi may bëgg a joxe donc ci ñetti date yi may bëgg a joxe 1972 1950 wala 1960 yéen ñëpp da ngeen bësandoo. waaw kii moo gën a bës. 1960. 1960 Jam Téry. alors benn laaj moo dese pour mën leen a tàggale ma ñëw ci sama expert Moustapha Guèye Papa Mbaye mi ngi ci 30 points Jam Téry mi ngi ci 20 points ambulance mi ngi ci 20 points Naaru Sogas mi ngi ci fukki poñ Moustapha dafa mel ni Papa Mbaye mi ngi xaw a romb gaañ. normal na parce que sànq bu ñu toogee fee di départager ñu toog ci plateau bi dama ne Papa Mbaye bu duggee ci entre les 3 jeunes lutteurs normalement ak expérience am ku nekk dem ba nekk yore écurie Rock Énergie di entraîner Modou Lo yaa ngi suivre làmb donc bu ñu duggee ci question làmb yi rek ragal naa ne moom moo leen ci gagné moo tax mu devancé leen un peu waaye nag gaa yi ci ginnaaw nag di jaabal di ko def si quand même waaye sax papa jëlal waaye du yem foofu parce que nag ñi ngi ñëw ci bàkk yi gars yi bu ñu déggee bàkk yi dinañ leen laaj tamit tegal leen photo laaj leen kii kan la soog a ñëw ci yeneen rubrique papa dafa mel ni Papa Mbaye xuus na. waaw noonu la Pape Ndeye vraiment xam nga moom it day xale boo xale bii presque mën naa la wax ci làmb ji la màggee parce que dafa nekk xale nekk ci gréco-romaine bi di libre bi di ci foo nekk ci daal di ci bëree di ànd ak écrit màggandoog ñoom muy génération parce que booy yi fi nekk yëpp ay génération bi ci màggante wuñu presque mais xam nga foog muy bàyyi xel ci yu bari ci xew fi dëkk dëgg la papa man li ma jaaxal mooy nii mu toll di entraîner Modou Lo loolu est-ce que ci taxawaay la war a nekk wala waaw xam-xam nekkul ci doole xam-xam xel la waaw bu doon doole mooy bu doole mooy maanaam bu fekkoon ne doole la kon tey doo gis camion 20 tonnes fii ab remorque xale bu ndaw bu tuuti di ko dawal dëgg la kooku xel a koy dawal moo tax xam nga entraîneur mbër xam-xam la xel la wax na defal nii mu gis loolu gis résultat yi nga wan ko li muy def ak li mu war a bëri waa ji ak li mu war a entraîner loolu xam-xam la xam-xam nag du doole xel la comme yàlla may na ko xel mi nag loolu nelawul ak kii bi quoi Papa Mbaye boo sa mbër war a bëree ku punkal sut ko dafa am nooy entraîner dafa am nu muy liggéey bu waree bëri koo xam ni moom moo ko sut mu gàtt lool dafa am tam nu mu war a liggéey bu fekkee ni dafay bëri koo xam ni dafa am poids tamit moom dafa war a jël poids non pas forcément pas forcément ça dépend kon daal xam-xam ni koy préparé ça dépend adversaire bu nekk ak ni ñu koy préparé adversaire bu nekk ak ni ñu koy préparé dégg naa dëgg de ambulance noonu la de waaw noonu la de ambulance adversaire bu ne ak ni ñu koy préparé Naaru Sogas waaw adversaire bu ne ak ni ngay ñëwee ak moom mais yow boo ñëwee pecc mi moom du changé dañ ci yokk kay mais est-ce que xam nga ni gars yu bëri yaa leen di indi bu ñu xamee ne Naaru Sogas day ñëw dañuy teel a ñëw taxaw bu ñëwee na fekk lu garaaw bu ñëwee na fekk lu garaaw lu garaaw waaw lamba mel noonu da ngay dem dajeeg lu garaaw wala loolu du ñàkk Jam Téry lamb mbër bu ne ak ni nga koy entraîné waaw loolu moom li mu la wax rek lu mu wax rek noonu la waaw mbër bu ne ak ni mu koy peree rek am na solo alors dañuy dem ci laaj bu njëkk ci question yi laaj bu mujj ci question yi alors laaj bu mujj ñu ne ban at la mbër di jël retraite ci at yi ma leen di jox Papa Mbaye 45 ans bi ñuy jeexal manche bu njëkk bi ñuy jeexal manche bi nga xam ni moom moo njëkk nii ci fukki laaj ki nga xam ni moom moo di Papa Mbaye moom moo jiitoogum fi ñu toll nii waaye jàpp leen ni yegguñu foofu jeexalaguñu dañuy dem ci loolu nga xam ni moom moo di ay bàkk dama leen di tegal bàkk suñu leen tegalee bàkk Mao Cissé à la régie bu ngeen déggee bàkk bi ngeen wax ma ku moom bàkk bi Mao Cissé. Lamine Jammeh fii la jaar Moussa Jammeh fii la jaar. waaw Papa Mbaye. Falaye Balde dëgg la loolu xale mënu koo xam. suñu papa Falaye Balde jëlal micro bi Moustapha yëkkati micro bi. waaw suñu papa Falaye Balde waaw kan moo doon mbër mu mag moomee ñu doon wax Falaye Balde de anecdote bi ma jox mooy li ma ci sama yaay nettali. man benn combat am laa fekkee mooy dernier combat am nekk un jeune yéeg ci kaw garab Fass kaw cinéma star di ko seetaan biir
arène Maxari Thiam Fallaye Balde ndeysaan na ko yàlla yërëm ak Doudou Baka Sarr moom itamit na ko yàlla yërëm boobu laa mujjee seetaane combat Fallaye Balde benn boobu aussi laa mu seetaan ci carrière am waaye sama yàlla fi moo nettali ne mbër mu mel ni Fallaye Balde moom mosu koo gis ci àddina ci bayre ci góore yiw ci plein de choses mat mbër bëgg bëree ba fu mu génn bu bëreeg su bëriwul ñëppay màbb topp ko maanaam bu ñu musaan dégg bruit rek ci biir Dakar dañ naan Fallaye Balde la boobu tax nag mbër sama yaay sax dama ba na ma dégg naa sax këru Senghor gii moo ko tabax bu wax këru Senghor gi nag xam naa ne maison de parti lay wax loolu nag rumeur la boo xamante ne kuréel na partout ñu ne Fallaye Balde la mu liggéey ba ci ay combat lañ daan tëgg ci moom di ko tabaxee maison du parti loolu nag dégg-dégg la waaye man sama yaay li mu may ci Fallaye Balde la mooy mosul gis mbër mu am tur ci àddina Sénégal moom sama yaay Seetu Ndiaye bu mu nekkee àddina bu di mu fi génn ko mel ni moom ci bayre nee na amul fenn ndeysaan bien vrai que am na doom bu tudd Mbaye Guèye ñëpp naan ni mu meloon ci bayre kenn amu ko waaye man de sama yaay nee na ma Fallaye Balde mu meloon mosul gis ku mel noonu ndeysaan papa waaw Fallaye Balde waaw Fallaye de wax dëgg yàlla ci jamonoom am nañu mbokkal génération mais génération bi ni mu nekkoon ci génération man seetaan naay combat mais taxul mu seetaan yu bari quoi parce que bi muy bëri ak Bécaye 3 fii maa ngi toog bi ko Bécaye 3 daan maa ngi toog fii bëri na fi ak ñoom moomee daal yooyu ci fin de carrière am la bëri na fi tamit ak kii nu mu tuddati Mor Fadam bëri na fa ak ñoom mooy yooyu nag boobu fin de carrière am la fin de carrière am bëri na ci ay combat yoo xam ne presque amu ci woon victoire waaw parce que boobu mu ngi fin de carrière ñii ngi fël si moom muy jeexal si moo tax amu ci woon ay ndam gisuma ci kenn ku mu ci daan mais nag bi ñu toll jamono man ma nekk xale di ko déglu Boy Niang di ko daan li ma ay 1965 seen maa ngi nekk xale boobu maa ngi koy déglu muy bëgg Boy Niang di ko daan ca Kaolack boobu nii laa ko doon déglu rajo quoi mais Fallaye marqué na jamonoom ci làmbul marqué boo xam ne bii daanaka ku mu sëggal di bëri dañ naan nu mu lay daane waaye doo xalaat noo koy daane loolu nag jamono la dëgg la jamono da ngay toll jamono joo xam ne ji loolu bu la wuysee da ngay defee ne la waaye bis buy jeex tamit noonu lay jeex moo tax mbër kenn du ko ñedd da nga koy teel a bàyyi bala laa baax saa yoo ko bàyyiwul ci sa temps rek da nga loo ci defoon nit dina la ko def mais amoon nañu ay biscuit ñoom biscuit ay biscuit Moussa Diame ay biscuit waaw ay biscuit Double Less soo xam nga Double Less moom itam bi mu ñëwee dafa indi lugu boppam moom it waaw bi mu ñëwee moom it sut ñëpp ëpp ñëpp dégg nga tuwaar kalam tolluwu fi woon ay morom ëppoon nees ko bàyyi mais ëppoon ko doole moom ci jamono yooyu amul woon bu gisuma ko woon bokk moo tax ku mu ci mës a téye da lay ñoddi ba nga ñëw rek mu kott la wéeru nga daal tëdd moom kay soo ngeen sa arbitre bi sifflé arrêt de gauche bi day ñëw nga daw ca mu daw xëcc ba nga ñëw tafle ci dënn bi kott la parce que moo toujours moo tax ma ne njool am ndaama du kottum du takkum njool ndaama saa yu takkee njool rek am defet ndaama du takk njool njool mooy takk ndaama waaye ndaama takkum njool boobu kat boo koy dee xoolal combat passé rek combat Yékini Junior bi ak bi passé ak kii ak Tapha Tine ba mu ko takkee laa ne ndaama du takk njool njool mooy takk ndaama takk ko rek moo du ko rek daw yéeg ak moom waaye ndaama di takk njool defet rek bëriwul bari na lu ci def defet la ci am jërëjëf Père Birahim delluwaat à la régie léegi nag dama leen di tegal photo ngeen wax ma kii kan la mën na nekk koo xam ne dafa nekk ci làmb ji mën na nekk célébrité mën na nekk artiste boo xam ne ci làmb ji la mën na nekk artiste boo xam ne day way mën na sax nekk fecckat mën na sax nekk directeur de banque waaye nañ leen xool ba xam kii kan la acca ñu dem Maawo ku jigéen kii ngeen di xool ndax mën ngeen a wax moom kii kan la def na maquillage def na faar def na càpp-càppal ku bës Papa Mbaye Papa Ndeye Ndiaye Tyson déedéet du Ndeye Ndiaye Tyson kii kan la moom bii moom yombut a gis ndaw si sañse na de sañse na lool mën naa demaat ma jox leen ci beneen anecdote waaw ko du Fatou Guewel Fatou Guewel déedéet du Fatou Guewel maquillage na Fatou Guewel dinay def musóor yu ñu toll ndaw si dafay liggéey ci télévision nekk animatrice télé nekkul ci émission suba waaye ci émission ngoon la nekk ma dolli beneen moom ci TFM sax lay liggéeyee ma dolli beneen moom mii sax émission bi muy def daanaka boo ko xoolee di nga ci gis sa bopp kon nag Maawo ñu daal di ñëw livré ko waaw déedéet moom mi ngi tudd Mati Dieng Carter
induire nañ leen en erreur. kii nag moom tamit dafa nekk koo xam ni célébrité la ñu ràññee ko ci biir réew mi normalement di ngeen ko xam waaye nag ni ñu koy nëbbee moo tax du ngeen ko xam bismillah Mao ñu dem ci ñaareel bi. kii kan la ndax téléspectateurs yi mën nañoo wax kii kan la. bismillah Naaru Sogas. Wally Seck. waaw Wally Seck dinay bàyyi karaw gi nii waaye du Wally Seck dinay bëri karaw Wally Seck waaye du Wally Seck moom saa yu ngeen di bëre da ngeen koy gis ci biir làmb ji. Papa Mbaye. Modou Mbaye. Modou Mbaye. Modou Mbaye di doom ci Alaaji Bekkaay Mbaye. Papa Mbaye ngay dem de mi ngi ci 60 points kon nag ñu daal di ñëw dellu si waat léegi ci kii kan la bu mujj ñu daal di xool photo bu mujj bu ñu leen di proposé. Naaru Sogas. Moustapha Gueye. pardon. Moustapha Gueye. Moustapha Gueye. Moustapha Gueye ba muy nekk xale. Naaru Sogas noo ko xàmmee. lèvre yi. lèvre yi dara changé wul. Naaru Sogas rey na ma. 20 points la war a am waaw bii de ba moom daanaka doy na waar lool ñoo ngi koy ndokkale di leen félicité kon nag ñu daal di def le point bu ñuy toll ci def le point ki nga xam ne moom moo di Papa Mbaye moo am 60 points Diam Terry am 20 points ambulance am 20 points Naaru Sogas am 20 points Moustapha dafa mel ni xale yi bokk génération ñoo tolloo ay points waaye ki leen gën a nekk ci làmb ji moo leen ëppale ay points. ça c'est clair hein. Donc Pape Mbaye sax normalement ci photo Tafa Gueye bi mu trouvé nii. dañ ko ci war defal 20 points parce que photo bi ba ma amee 18 ans la te aujourd'hui j'ai la cinquantaine. ndeysaan. donc gis nga kon photo bi 18 ans mooy sama photo première photo carte d'identité 18 ans lañ koy amee. mooy sama première photo bi ma photo dem defi sama carte d'identité avant ma am carte d'identité sama passeport laa njëkk a am ci carte d'identité ah. boobu daanaka yu ñuy photo la rek ak équipe nationale. dugal see photo génne la sa passeport donc c'était à l'âge de 18 ans. ñoo ngi kontaan bu baax a baax dañuy ñëw jàll léegi ci jëll bi waaye laataa ñuy jëll bi may gërëm bu baax a baax Diam Terry merci beaucoup. waaw merci. ñoo ngi kontaan bu baax a baax looy dénk waa Diender ak waa Sénégal ci at bu bees bi. waaw di nuyu waa Sénégal yëpp xam nga di sant ñi fi teew nii di sant suñu papa Birame Ndiaye Moustapha Gueye di la sant xam nga di sant Moudou sama copain bee mandal di nuyu ñi fi nekk ñëpp. xam nga di nuyu waa tund Diender yëpp di leen wax xam nga ñu ñaanal ma yàlla may ma ndam mu set wecc si kaw Pape Mbaye. incha allah xam nga di wax ñoom Alsane Ndoye ñoom Ibrahima Ndoye Moussa Sow xam nga gaa yëpp ñu ñëw jàpp si di ñaanal ama yàlla may ko ndam si kaw Papa Sow xam nga di woo ñoom Zil gaa yëpp bàyyiwuma kenn waaw. ñoom Laye Mbaye Chéri Adel bàyyiwuma kenn daal. jaajëf waaw merci di woo beaucoup ñëpp. di nuyu bu baax a baax ambulance te di ko félicité di kontaan bu baax a baax ci ñëw bi nga ñëw fii tey ci plateau bi nga xam ni moom moo di bu seen champion. waaw lii moom dellu sant yàlla la rek parce que ñun ay ndaw lañu. parce que lii bu amee nii dañuy tax ñu jàngat rek parce que day tax ñu gën a suivraat làmb ji ñu xam fan la ñu war a teg suñu tànk ak fu ñu dul teg suñu tànk. waaw moo tax nag waaw di dollu sant yàlla bu baax di wax daal Thiès nag ma jàppale sama combat bi waaw wekk naa leen ko ñoom bu baax. dëgg la waaw maa ngi dénk nga leen sa bopp. waaw dégg naa kon waa Thiès seen doom jàngoog di gërëm bu baax a baax Naaru Sogas. waaw buuba maa ngi lay fay maa ngi santaat yàlla bu baax a baax di julli ci yonent bi di gërëm waajur yi bu baax a baax a baax a baax di wax jërëjëfe Xulaam Rasul jërëjëfe Cheikhul Jazira waaw di combat bi ñu ngi koy waaj nag bu baax a baax a baax a baax a baax di woo waa Pikine rek ginnaaw raay yëpp di woo waa Ndar surtout ñu ñëw jàpp ci affaire yi di woo suma mbokk naar yëpp surtout ñu ñëw jàpp ci affaire yi parce que dañoo war a dem Thiès defal booy bi action bu mooy loolu waaw di woo ñëpp di woo banlieue bi yëpp di woo waa Ndar nag bu baax a baax a baax di nuyu suma grand vieux ak coach mu waa xam sa cosaan maa ngi leen di nuyu ñoom ñëpp ah di nuyu waa Ndar bu baax a baax a baax a baax a baax di wax Mansour Faye mu jàpp ci affaire yi bu baax a baax ak suma yaay Adja Maam Fatou gi Kayre di woo ñëpp daal ñu ñëw jàpp ci affaire yi waa Badlen Siki One Love. merci beaucoup ñoo ngi kontaan bu baax a baax Papa Mbaye mi ngi dellu si waat moom du dem
daanaka day dellu siwaat léegi àndandoog ñeneen invité yoo xam ni ñoom ñooy jàll ci deuxième manche bi nag ñi nga xam ne ñoom ñooy gagné daañu àndandoog ñoom ki nga xam ne moom mooy gagné daañu àndandoog moom ba banque Bicic ubbil ko fa compte defal ko ci xaalis ba noppi it Motorola daal di teew ci plateau bi daal di yëkkati téléphone portable jox la kon ci kanam tuuti lay doon kon maa ngi gërëm Narou Sogas gërëm ambulance gërëm Papa Mbaye te di ko ndokkale dafay bokk ci deuxième manche bi ak Jamteeri mi nga xam ne mi ngi waajal lambam ju mag moom tamit waaye ëlbatiku rek ci sama expert bi nga xam ne moom moo di Papa Birahim Ndiaye Papa Birahim diggante ambulance ak Narou Sogas bii di ñëw noo ko jàngatee xale yëpp nekk nañ ci forme. waaw d'accord gis naa combat bi biñ koy annoncé ba léegi maa ngi koy déglu di xool xam naa ne buñ ko jaaree ci yoon combat bu neex la. benn combat dàqu na parce que Narou Sogas mi laa gën a seetaan ay combat am ci benn boy bi ambulance. que Narou Sogas la ëpp lu ma seetaan ci ay combat am parce que boy la boo xam ne bii wax dëgg yàlla animation am ci biir làmb neex na rentrée am ci làmb neex na pecc bi neex na loolu lépp neex na c'est bien beau. waaye nag gis nga loolu ak bëri du benn. loolu beneen phase la ci bëri phase boobu moom da koy mate waaye bëri nag beneen affaire boppam la. parce que gis naa mu daan fi ay ñoom Lagros gis naa fi mu daan fi combat yu garaaw yoo xam ne yi ni mu daan daane noonu war naa gën a yokk loolu parce que ni mu daan liggéey daane ni ma ko daan gisee mu daan ko bëree tamit bon am na lu ci wàññeeku. xaw ma nag ci liggéey bi la xaw ma ci entraînement yi la xaw ma ci lan la xam nga nit nag day léeg-léeg day yëkkati ko ni léeg mu wàcc. waaye war na gën a yokkaat entraînement parce que mën naa bëre parce que ndoxtu yi ma gisoon mu doon ko bëri loolu ku mënta bëri mënoo ko def. dëgg la parce que dafa am feem yoo xam ne ci biir bëri ki ko mën rek ki mën bëri koy def. mais ki mënta bëri moom wax ko moo gën a yomb jëf loolu. waaw kon nag combat am la boo xam ne bii en tout cas bu defaroo mooy bu naqaree daal la. combat bu saf suukar la. comme bu soob mooy bu naqaree daal la. wala combat bu saf kaani la. booy ambulance bi tamit man seetaan naa ko fii ak mooy booy caaro yi boobu booyu armée seetaan naa ko fii ak kii booy bambara bi kii caat seetaan naa ko fi ay combat mais dama doon wax ci xale Thiès yi dama koy wax boole waale ko ci dama bi ma leen xoolee moom ak ñoomu daan am na ci kas yu ma gis ne xam ne ñooñu suñu amee un bon entraîneur bu leen di jàngal bëri di génne seen i seen i erreur defaraat leen ñoom dinañu toj ci làmb Ndakaaru ji. dëgg la parce que bëgg nañu làmb bëgg nañu bëri te it am na ci ñu bëri ñu mën a bëri. mais nag bëri soo ko nekkee xale di ko def gannaaw boo ko joxee ak xam di entraînement ci série bi ak lépp tamit da ngay boole ku lay yokk xam-xam. parce que boo amul ku lay yokk xam-xam toujours fa nga stagnant fa nga yem rek li nga daane ren moom ngay daanu déwén moom ngay daanu ba kër ngay bàyyi bëri loolu du avancement. avancement bi mooy da ngay liggéey loo xam da lay yokk erreur bi nga def ci combat bi ba daanu bu ma dajee keneen ki dootuma ko def. loolu mooy yokk xam-xam bi ma leen souhaité nag que le meilleur gagne yàlla na yàlla defal leen ndam ku ci daanu ku ci am ndam yàlla na doon sa njëglaay ku ci amul ndam it xam ne àddina làmb noonu la yéen a bokk ndey yéen a bokk baay yéenay demalante xew suba yéenay daje draayante suba nekkaat ay waay kon nag rafetal leen soow mi tuddee ko jàll yi que le meilleur gagne leen baax baax. am na solo jërëjëf père ñu ngi kontaan bu baax a baax may invité léegi sama xarit sama doomu ndey ñu nekkandoo à la rajo RFM muy liggéey ci wàllu sport lu mag a mag di liggéey ci wàllu sport lu bari Cheikh Tidiane Diagne di ngeen koy dégg ci RFM saa yoo ngeen déggee ni équipe nationale bu Sénégal mu ngi football ak ci suñu journaux si suñu édition sport yëpp Cheikh Tidiane Diagne di journaliste mu daal di ñëw ànd ak Moustapha Gueye ci jël bi Cheikh Tidiane maa ngi lay nuyu bu baax a baax. dañu ne Diagne tuuti na waaye dangar gaa fort. maa la ko wax ci Cheikh Tidiane. maa la ko wax vous êtes à l'antenne. jaajëf.